alhamdulillah asalaamaaleykum wa rahmatullah waa bustaanul aarifina góor jigéen mag ndaw maa ngi leen di nuyu kenn ku ne ci turam ak jëmmam ne yow bi yëgle ne laylatul katmiya jant ma ngi bëgg a fenk ay ceenera ma ngi jam ma bëgg ñu jog préparé ko tàccoo ko liggéey tàccoo ko xidma ba lépp loo xam ne lii leen mas nañ ko cay def ñu def ci lu ko ëpp loolu nag dafay laaj ay góor ñu mel ni Seydina Aboubacar ay jigéen ñu mel ni Seydina Ndey Xadijatu ci liggéeyal yàlla ki mën a futteeku ci lépp lu ñu am waaye loolu su amee bés dina ñëw wala bu liggéey bi amee danga ci gis koo xam ne kii mën nay taxaw taxawaayu Aboubacar numéro 2 wala mu taxaw taxawaayu Ndey Xadijatu numéro 2 ñooñu dañoo futteeku woon liggéeyal yàlla ci buntew yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci keppaaram gi tey nag ñun ñëpp nañ futteeku liggéeyal yàlla ci keppaar ak Cheikh Ahmad Tidiane jaaree ko ci bunte Mawlana Cheikh Ibrahima képp ku bokk ci bustaan ak ku bokkut ci bustaan te bëgg a liggéeyal yàlla bëgg a liggéeyal yonent bëgg a liggéey ci laylatu katmiya ñu ngi lay wax ne bisimilah dimanche bii di ñëw nga xam ne mooy dimanche bi njëkk ci safar ci lañ war a def daje bi lu ko waral mooy dajale lépp loo xam ne lu jëm ci laylatu katmiya kenn ku ne la nga daan def nga indi lu ko ëpp teewal ko ñu waajal guddi gi ñëpp bokk futteeku yëkkatee ndoor tegandoor maa ngi leen ci oo yéen ñëpp ne ñëpp nekk numéro 1 góor jigéen kenn ku ne maa ngi lay séentu nga nekk numéro 1 yal na yàlla boole dimbale ci doole Cheikh Tidiane bañ bokk ci ñi nga xam ne ñoom la bàyyi tagg ne kam xadimin saara xutban mufradan alil makaani bari na ku liggéeyal Cheikh Tidiane liggéey ba nga ko liggéeyal ak nu ko mën a liggéeyalee nga mujj nekk ci di bokk ci xutbu yu fardu ya xutbu ya nga xam ne dañoo wéet ci maqaama ba wéet ca garaad ya wéet ca karaama ya wéet ca liggéey ba wéet ca tiraanga ja yal na yàlla boole kenn ku ne ci ñun def la nga nekk liggéeykat yooyu ci daraja Cheikh Tidiane barke Baye barke Cheikh Hassane Deme barke Fatiha salaatul Fatih assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh